Welcome to Life. This is another series of life-transforming messages from the servant of God, Pastor Chris Lauren. One word from God will terminate your world of struggles. Position yourself for a prophetic transformation as you heed to God's word, line upon line, precepts upon precept. May He make you of quick understanding. In Jesus' name. Amen. All right, let's look at the word of God. 1 John chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5 verse 19. Nañ seet kaddu Yàlla bi si bukki John. Can we read it together if you can read English? Bokka ñu jàng ko su dee ne dinga ko mën a jàng. If you cannot read it with your eyes. 1 John chapter 5 verse 19. This from the King James Version. Want to go? And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Well, this King James, give us a simpler English. The TLs. Oh, okay. All right, let's read it again. This is simpler English. Want to go? We know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one. Waaye ñun xam nañ ne ñun moom si Yàlla lañ jógee te xam nañ ne àddina si moom si kaw seytaane la nekk. We know we are of God. ñun xam nañ ne moom ñun si Yàlla lañ jógee. We know we are of God. ñun si Yàlla lañ jógee. And the whole world. Waaye àddina si yépp. It didn't say and the whole earth. Said the whole world. Waaye moom waxut ne kaw suuf si rek waaye mu ne àddina si yépp. Lies in the power. Waaye mu ne si kaw doole seytaane. Of the evil one. Kaw doole seytaane la nekk. The whole world. àddina si yépp. Meaning anyone that is in the world is under the power of the devil. Waaye lim tekki mooy képp koo xam ne yow yaa ngi si kaw suuf si yow yaa ngi si ron doole seytaane. Anything you have in the world is under the power of the devil. lépp loo xam ne yow yaa ngi ko am si kaw suuf si si doole si ron doole seytaane la nekk. The whole world. ak àddina si yépp. This is God talking. lii Yàlla mooy wax nii. Not a professor of religion. nekkut comme koo xam ne kii jiite diine la. We are of God. That means we are different. waaye ñun moom ay nit Yàlla lañ lim tekki mooy ñun dañ utee. But the whole world. waaye àddina si yépp. Lies in the power of the evil one. waaye si kaw si ron doole seytaane la nekk. So that means anything that is in the world. waaye lim tekki mooy lépp loo xam ne mu ngi si kaw suuf si. Is under the power of the devil. mu ngi si ron doole seytaane. Once it is in the world. su fekkee ne mu ngi si àddina si. Hallelujah. sant Yàlla. But today we have another world different from this world. waaye tey am nañ beneen àddina boo xam ne dafa uteeg bi. It is called Christ. loolu mooy Krista bi. So either you are in Christ or you are in the world. waaye lim tekki mooy yow mun nga nekk si Krista bi mbate nga nekk si àddina si. Does that mean that those who are in Christ are not in the world? waaye lim ndax ñi nga xam ne ñu ngi si Krista bi ndax nekkuñ si àddina si. They are in this world but they are not of this world again. ñu ngi si àddina si fii waaye bokkatuñ si àddina si fii. Hallelujah. sant Yàlla. Praise the Lord. sant Yàlla. We know. Not we think so. We know, we are aware that we are of God. We came from God. waaye nekkut ne comme dañ ko xelaat rek waaye ñun moom xam nañ ne si Yàlla lañ jóge ko. And the whole world we see. waaye àddina si yépp gis. Sin and unseen. Bàkkaar la ak bàkkaaru. Lies in the power of the evil one. waaye si ron doole seytaane la nekk. So the easiest way to hand things over to the devil is to allow it not to be in Christ. waaye benn rek pour jël yëf yi def ko si seytaane mooy yow nekkuloo si Krista bi. It's like something you kept outside. dafa mel ni li nga denca si biti. And something you kept inside. ak li nga denca si biir. They don't have the same attention. bokkuñ dañ dee utee. Whatever you keep outside is under the power of the elements. waaye yow loo xam ne yow danga ko denca si biti moom lu nekk mun na koo dal foofu. Cat can come for it. Dog can come for it. mun na koo ñëwal mbate xaj mun na koo ñëwal. Anything can come for whatever you place outside. lépp loo denca si biti lu nekk mun na But koo when you ñëwal. place it
inside, waaye soo ko dencee si biir you can see it. danga ko dee gis And you can see when something bad wants to happen to te yow it. dang dee mun a xam su fekkee ne lu bon mu ngi koo ñëwal People of God, nit yàlla yi you are either in the world or you are not in this world. benn la yow mun ngaa nekk si àddina si mbate nga nekk si biir I am born again moom dafa juddu ees and I have been hidden from the devil. te moom dafa nubu seytaane bi Understand something. jëlee fi dara Devil cannot see everybody. seytaane moom mënut a gis ñëpp He can only see those moom dafa gis ñi nga xam ne who are under his power. ñi nga xam ne ñu ngi si dooleeyam If you are not under the power of the devil cannot see you. yow su fekkee ne nekkuloo si ron dooleeyam moom In other mënut laa words, he gis does not have access to you. lim tekki mooy amut warugal si yow He knows there are people, there are some mysterious people, they are sons and daughters of God. waaye moom xam na ne seytaane bi xam na ne am na yeena ñoo xam ne ay doomi yàlla lañ He tries to get to them, but there are angels surrounding them. dafa bugga pour utali leen waaye ba tey am na malayka yu leen wóor He tries to enter their home, and they see, and the demons will see something. Oh, forbidden zone. waaye mu bugga dugga seen kër te seytaane yooyu dal di gis yeneen yoo xam ne fii nii moom fuñ tere la Say the word of God. Say, I am of God. waxal ne man si yàlla laa jógee Say it with confidence. Say, I am of God. ko ak sa kàttan bi waxal ne man si yàlla laa jógee Say it like you don't care if you are disturbing somebody. Say, I am of God. waxal mel ni faalewuloo waxal ne man si yàlla laa jógee If somebody beside you say you are shouting, tell them to change their seat. su fekkee ne ki nekk sa bor mu ne yaa ngi yuuxu wax ko mu wécci toogu Say, I am of God. waxal man si yàlla laa jógee Say it, let it ring in your belly. Say, I am of God. jógee ko sa biir waxal man si yàlla laa jógee You are who God says you are. yow yaa ngi doon kii yàlla wax ne kooku nga doon This is why to remain hidden, waaye lii moo taxit nga war a nubu des si nubu bi to remain unaccessible, where the devil cannot reach you easily. yow nga des si fi nga xam ne seytaane moom du la mun a jot si nu mu waree noonu You must use that same material that had hidden you, Christ. waaye yow li nga xam ne loolu moo la nuba loolu nga war a jëfandikoo mooy Krista bi Remember, everything in this world, every human being in this world is under the power of the devil. waaye nañ fàttaliku bépp doomi aadama boo xam ne mu ngi si kaw suuf si fii nii rek mu ngi ci ron doole And since seytaane the whole world is under the power of the devil, waa ak comme àddina si yëpp nu mu nekkee si ron doole seytaane that means the children of the devil, the servants of the devil, they have access to all those people. waaye di nga gis ne ñi nga xam ne ñooñu ñooy liggéeyal seytaane maanaam surga seytaane ñoom am nañ droit si ñëpp fii Matthew 12:43. nañ seet si kaddu yàlla bi Matthew chapter 12 verse 43. Okay. King James again, but let's use it. He said, when the unclean spirit or an evil spirit is gone out of a man, you see, he walketh through dry places, seeking what? Rest, and finds none. 44. That's where I'm going. Then he said, I will return into my house. Oh, an evil spirit is calling human being what? A car, a house, meaning he has chair. He has, what are the things you have? Flat screen. He has, you have fridge. He has fridge where he cools demonic things. Serious. waaye fii mu ngi ñoo xamal ne su fekkee ne rab bu bon bi moom dañ ko daaxa si sa biir dunda daf dee dem di wóor te dafa nekk si béréb bu wow te kaddu yàlla bi mu ngi ñoo xamal ne dina wóor mu dellu si waat si fi nga xam ne mooy néegam bi mooy doomi aadama moom la ooyee néegam. Every human being you meet, whether they are wearing flat shoe or high heel, waaye képp koo xam ne yow da nga dajee moom doomi aadama ndax mu ngi sol daala yu kawe ndax daala yu suuf is a house of an evil spirit or a house of the Holy Spirit. moom nit kooku dina nekk néegi seytaane mbate néegi xel mu seela mi. How do you know? waaye naka nga koo xamee. When they are not born again. su fekkee ne ñoom judduwuñ ees.
they are a house of an evil spirit. ñoom néegi seytaane lañ. The whole world àddina si yëpp. lies mu ngi tëdda. in the power of the evil one. mu ngi tëdda si kaw doole seytaane. So that is why every human being that does not have Christ in them is a house of an evil spirit. moo taxit nag yow nit koo xam ne yow amuloo Krista bi si yow moom dafa mel ni néegi seytaane nga. In fact, some of the evil spirits even believe that person is their husband or wife. waaye léegi di nga gis yenn rab yoo xam ne dañ dee gëm ne nit kooku noonu seen jabar la mbate seen jikar la. We have prayed for so many people. te ñaanal nañ ñu bari lu mel ni loolu. Where the evil spirit will say, leave me alone, it's my house. ñi nga xam ne rab yu bon yi dina wax ne bàyyi ma suma néeg la. The captain is my wife, we got married. suma jabar la dañ sëy. True. diga. And the person they are calling my wife is busy telling somebody, you don't know me, I'm not an easy person. waaye ki nga xam ne kooku la seytaane di ooy suma jabar muy wax keneen ne yow xamuloo ma yow man yombu ma. Boasting. mu nekk di xajaan. Other person is a shop. waaye mu xamuloo ne bitik la moom. Where they buy and sell. fi nga xam ne dañoo jënd jaay. The whole world. àddina si yëpp. The whole world àddina si yëpp. is under the power of the devil. mu ngi si ron doole seytaane. Therefore, everything that is not in the hands of Christ is in the hands of the devil. waaw loolu lu mu tekki mooy lépp loo xam ne nekkut si loxo Krista bi rek mu ngi si loxo seytaane. You must remain hidden in Christ. yow da nga war a am pour des nubu si Krista bi. That's the word of God. loolu mooy kaddu yàlla bi. Remain hidden in Christ. yow desal si Krista bi. If any man be in Christ, keneen nit moom mu ngi si Krista bi. not with Christ. nekkut ak Krista bi. You know, there is a song that says, by my side, by my side. am na wéy boo xam ne daf dee wax ne suma boor suma boor. Yeah, it's okay for God to be by your side, but he wants to be in you. waaye dégg la baax na pour yàlla nekk si sa boor waaye moom dafa bëgg a nekk sa Because biir. Christ in you waaye Krista bi sa biir. is the hope of glory. mooy ndami yàlla. That's the only way you can be hidden. foofu rek nga mën a nëbboo. That is why when the devil sends people to you, is two things: either for you to expose yourself or for you to remain hidden. waaye loolu moo taxit su seytaane bi yónnee ay nit si yow lim tekki mooy ndax yow di nga feeñal sa boppam ba te di nga des. Let's si go for a nëbbu. good example. John chapter 1, ana seet si kaddu John bi. verse 19. John chapter 1, verse 19. Some religious people came to John the prophet to ask him, who are you? waaye si kaddu bi ñoom am na yenn yoo xam ne ñu si diine bi ñu ñëwoon fekk si John di ko laajte yow yaay kan. Let's go back. Use King James version. Go to verse 18. Let's read it from there. No one has ever seen God, but the one and only God in the Father's embrace has made him known. Now he said, this is John's testimony. waaye mu ne kenn moom musuta gis yàlla ji nga xam ne ñoom ñu si yàlla ñoom dañ ko wër ñoom lii nii moo nekk li nga xam ne John loolu la leen tontu. This is John's testimony. This is John's record. These were the things he said. lii mooy li nga xam ne loolu la waxoon. When the Judean leaders sent Johanan and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? They sent some people to John to say, who are you? Identify yourself. waaye ñi nga xam ne ki nga xam ne Judea la nekk moom mooy ki leen jiite mu dal di yónni ñi mu pour laajte John lii la leen tontu woon. He openly admitted and did not deny. He admitted, I am not the Messiah. waaye moom mu dal di waxoon ne moom wax na ko si digga ne man nekkuma ki ñu yónni. They asked him, what then are you? Are you Elijah? He said, I'm not. Are you the prophet? He said, no. Don't you think it's a good place to take glory? waaye ñu dal di ko laajte ndax yow yaay ki ñu yónni mu ne déedéet ndax mu ne leen yow yaay prophète bi moom mu ne déedéet. So they said to him, who are you? Give us an answer. For those who sent us, for those people sent them. Go. What do you say about yourself?
waaye moom mu ne gaay di ko ne ko yow yaay kan jox ñu tontu pour ñi nga xam ne ñooñu yooni yow yaay kan yow. 22. What do you say about yourself? gaay ñu ne ko yow lan nga wax ci sa bopp yow. The people who came to John were not children of God. ñi nga xam ne dañ ñëwoon ci John ñoom nekkutoon ay They doomu were Yàlla. religious people working for the devil. ñoom dañ nekk ñi nga xam ne ay niti diine lañ woon di liggéeyal seytaane. And they asked John, who was working for God. ñu dal di laajte John kan mooy liggéeyal Yàlla. John had the Holy Spirit. John moom mu am xel mu sell mi. And they asked him, what do you say about yourself? ñu dal di ko laajte yow lan nga wax pour sa bopp yow. They tried to put words in his mouth. ñu doon bugg a jël kaddu def ko si gémmiñam Just moom. said, no, I am not Elijah. John mu ne leen ne waaye man nekkuma Elijah. Are you the prophet? I am not. ñu ne ko ndax yow yaay prophète bi mu ne déedéet. Today, Why let's just say? say, as I finish talking, somebody can even come to me, Pastor, the way you are preaching as a specially anointed apostle. waaye tey moom dina waare mu pare waare mu wàcca keneen ñëw di ko ne ko pasteur yow ni nga waaree tey moom yow da nga waare sa waare bi dafa ute ku yiw nga. From tomorrow's service, I'll just tell you, let's now welcome Apostle Chris. waaye ëllëg moom su ñëwee si mees bi mu dal di wax ne nañ àggali ki nga xam ne mooy apostle bi. Because people are seeing who I am. I'm blind. waaye parce que nit yaa ngi wax lu mu doon moom dafa mel dafa. What do you say about yourself? waaye yow Look at his answer. lan nga wax ñu ne ko lan nga wax si sa bopp yow. He said, seet lu mu tontu. I am a voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord, just as Isaiah the prophet said. He told them the word of God. waaye mu ne leen ne man maay kaddu bi nga xam ne maa ngi jooy si manding ma. That's it. That's verse 23. Go to another translation again. waaye nañ seet foofu noonu. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. waaye mu ne leen ne man maay kaddu bi di jooy si manding ma di def yoon bi nga xam ne Isaiah moom daf ko waxoon. John replied with the word of God. waaye John moom daf leen tontu si kaddu Yàlla. They asked him, what do you say about yourself? ñu ne ko yow lan nga wax si sa boppa. Normally John's supposed to tell them, are you people blind? si digga John waroon na leen a wax ne xanaa yéen da ngeen gumbo. I am the only son of priest and Mrs. Elizabeth. waaye moom dina loon doon di wax ne man maay benn doom rek mi nga xam ne priest ak Elizabeth. You think they don't know him? da nga foog ne ndax xamuñ ko. Oh, John, are you Elijah? ñu ne ko John da yow yaay Elijah. That was a door. Everybody in those days respected Elijah as a true man of God. waaye watu boobu noonu Elijah rek lañ joxoon cër si dëgga ndax moom mooy doom nit Yàlla dëgga. All that John needed to do was to say, I mean, do you need to go far to ask that question? You should know who I am by now. waaye John lu mu waroon a def rek mooy yéen waru leen a sori war ngeen a xam man ki ma doon. They say, are you that prophet we have been waiting for? Say, I am not. waaye ñu ne ko ndaw yow yaay prophète boobu nga xam ne ñu ngi xaar mu ne leen déedéet. What say it about yourself? waaye lan nga wax sa boppa. He said, I am the voice. He looked at the word of God that was connected to him and told them the word of God. waaye mu dal di seetoon kaddu Yàlla bi nga xam ne looloo ko waroon si watu boobu mu dal di leen tontu jaaree ko si foofu. And from that day, none of them came to him to ask him that question again. jóge ko si bés boobu kenn ñëwaatu toon pour laajte ko waat. The only thing that can silence the devil in your life is when you reply him with the word of God. leena rek li nga xam ne loolu mooy def seytaane bi mu noppi sa dunda su fekkee ne danga ko tontu si kaddu Yàlla. Sometimes the devil comes to provoke you to say things that will expose you. waaye léegi seytaane bi daf dee ñëw pour def la naka sudut noonu su ko defee nga wax yëf yoo xam ne dina la feeñal. Problem comes so that you can say things that will expose you to the devil. naxaar dina la ñëwal mbate jafe-jafe ñëwal la mu def la nga def wax yëf yoo xam ne dina la yóbbu si moom seytaane. Somebody makes you angry. nit def la nga naxaaroo. I tell them, I'll prove to you I'm an African. man dinaa la wonde man African la.
Africans are under the power of the devil. Africans yëpp ñu ngi si rondoole seytaane. Only Christ Krista bi rek. is above the devil. moom rek a raw seytaane. Somebody provokes you. Say, I will show you I'm from the family of Lawrence. I'm from Lawrence Kunda. yow nit naxaar la nga ne ko man dinaa la wan ne man maa ngi jóge ko si family Lawrence. Our family, we don't take nonsense. suñ family moom duñ dee jël nonsense. And it will ring on his laptop. te loolu dina génn si laptop am. Oh, so there is one foolish son of Lawrence. te dina wane ndeke am na benn doomi Lawrence bu ñàkk fayda. No matter the pressure. ak naxaar nu munta di ñëwee. No matter the pressure. ak luy munta di ñëw. Say the word of God. waxal kaddu yàlla bi. We take medicine even though we don't like it. dañ dee jël garab su fekkee ne bëgguñ ko sa waay dañ ko dee jël. You don't tell the pharmacy or the doctor or the nurse that is administering the medicine and say, oh no, I don't like this color. This is why, give me green. waaye yow doo dee wax ki laa jox garab bi si pharmacie bi mbate si lopitaan bi man bëgguma kola bi ni jox ma beneen kola bi. Sometimes you put it to your mouth and it changes the taste of your tongue. Is that correct? nga def ko sa gémmiñ bi mu dal di wécci sa gémmiñ bi ni nga ko yégee. But you swallow it. waaye ba tey danga ko dee wana. Because you need it. parce que yow danga ko soxla. You need that particular medicine. yow danga soxla garab googu. That is how the word of God is. noonu la kaddu yàlla bi mel. You don't need to like it to say it. yow waruloo bugga kaddu bi pour nga wax ko. You don't need to be in the mood to say it. yow waruloo nekk si kontante pour But that's wax the ko. only weapon that can hide you and at the same time paralyze the devil. loolu rek ay gaanaay bi nga xam ne moo laa nuba si kaw loolu tamit moo yaaxa seytaane. When even the devil came to Jesus waaye ba seytaane bi bu ñëwee si Krista bi sax. and tried to put pride in him. te mu dal di bëggoon a def yëkkati mbaga si moom. If you are the son of God, mu ne ko yow su fekkee ne doomi yàlla nga. turn this stone to become bread. jëlal xeer yi ni nga def ko mburu. Jesus didn't argue. Krista bi moom wedi wante wutoona moom. Jesus gave him the word of his father. moom daf ko joxoon kaddu baayam. Man shall not live by bread mu alone. ne ko nit doo mun a dunda si mburu rek. Jesus did not think about it. He quoted the scripture. Krista bi moom xelaatu toon loolu dafa wax kaddu bi. Jesus conquered the devil not by telling him, I am the son of God. waaye Krista bi moom daanoon na seytaane waaye nekkut ne comme daf ko wane man maay doomi yàlla. He told him the word. waaye daf ko wax kaddu bi. And devil turned his back and moved. te seytaane bi dal di toon mu dem. Hide yourself in the word. yow nubal sa boppa si kaddu bi. Hide yourself in the word. yow nubal sa boppa si kaddu bi. No matter the pressure, ak nu munta di ñëw. let them hold your neck. yow nañ téye sa baat bi. Let the word of God come out. na kaddu yàlla bi génn si. Let the word of God come out. na kaddu yàlla bi génn si. That word will hide you and paralyze them at the same time. yow kaddu boobu dina la nuba te ba pare mu dal di leen ay John yaaxa. hid himself John moom dafa nuboon boppa in the word. si kaddu bi. He has other things to say. moom am na yeneen pour wax. He was under pressure. te waaye moom mu ngi woon si He lived in the kaddu desert. te moom mu ngi woon si manding ma. He had no home in the city. moom amutoon kër si dëkk bi. If he had agreed he was Elijah, probably they would build a house for him quickly. su fekkee ne moom dafa nangu woon ne moom mooy Elijah xëy na dinañ ko doon samp. But he maintained his position. waaye moom dafa desoon si fi mu nekk rek. Hallelujah. Do you know da yow xam nga. that John did not know that he was greater than Elijah? waaye John si ndax xam nga ne John moom xamutoon ne moom dafa moo gënoon a màgga Elijah. John was greater than all other prophets. John moom moo gënoon a màgga yeneen prophets yi. He did not know. waaye xamutoon loolu. It was the Lord that was telling people about John. waaye yàlla moom moo doon wax nit yi li dem si John. That all that was born by woman, none is as great as John the Baptist. ñëpp ñi nga xam ne dañ juddoo si jigéen amul kenn ku gën a màgga nag ni John the Baptist. Anytime you say anything contrary to the word of God, you are going below your standard. saa yoo waxee dara loo xam ne loolu méngoowut ak kàddu yàlla dafa mel ni yaa ngi wàcce sa boppa
amna foy God has placed you. amna fo xamne fofu la yalla You tek are a city set on a hill. yow mom rew bo xamne la si tunda nga nek So that men can come to your light. su ko defé nit yi ñu ñëw ci sa leer And kings to your light. ate bouri ci sa leer Once you start saying something contrary to that, you climb down from that place. yow so commencé di wax lo xamne mengo wut ak yow fi nga nek di nga gis ne ya ngay wacca And those that God ordained to see you will not see you again. ñi nga xamne ñoonu la yalla jaglelon pour ñu gis la duñ la gisati I will keep on hiding myself in the world. man dina nek di nuba suma bop ci cadeau bi I will keep on hiding myself in the world. man dina nek di nuba suma bop ci cadeau I will keep on hiding myself in the world. man dina nek di nuba suma bop ci cadeau bi Even when it look like something is about to happen to my body. waye ak su fekkee ne dara sa da mu ngi xew ci suma yaram Even sa though I'm feeling pain, su fekkee ne maa ngi yëg métit I'm sa still going to say the word of man God. dina wax kaddu yàlla bi ba By tey his stripes I am healed. jaare ko si moom yaram man dama wér man I'm hidden in Christ. man maa ngi nubu si Christ My bi body is the temple of the Holy Ghost. man suma yaram moom mooy néegi xel mu sell You cannot live in me. yow mënuloo dunda si No, you cannot stay in me. yow moom mënuloo dunda si man Though I'm saying it, I'm feeling pain. maa ngi wax loolu maa ngi yëg métit I will not change that. Say, oh God, why? wa man duma ko wécci di wax ne yàlla What lu have I tax done? Oh man laa God, def man yàlla have mercy on me, your servant. No, I will maintain the word. man dinaa jàppa kaddu bi If I see that my child is sick, man su ma gisee ne suma doom dafa feebar I'm not going to start shouting for grandpa. man duma nekk di yuuxu pour suma maam I will release the word. man dinaa wax kaddu Though I'm taking him to clinic, man maa ngi ko yóbbu si lopitaan I will keep on releasing the word on that te child. man dinaa nekk di wax kaddu bi si xale bi The word of God said, kaddu yàlla bi mu ne you shall possess the gate of your enemy. yow moom di nga daan sa It is written. mu ngi am I will not bury my child. duma suul suma doom Although I'm in a taxi, waaye ba tey maa ngi si taxi going to hospital, maa ngi dem si lopitaan I'm releasing the maa word ngi wax kaddu because I know parce que man xam naa one of the offices of the spirit of death is that hospital I'm going to. parce que man xam naa ne benn si office yi rabi dee yi si lopitaan boobu Some la. people who are not supposed to die, when they get to the hospital, that is when they will now die. ñi nga am na ñeneen ñoo xam ne duñ dee war a dee sa waaye suñ eggee si lopitaan bi ñu Because dee they don't know that the whole world is under the power of the devil. parce que ñoom xamuñ ne àddina si yëpp mu ngi si ron doole So sey every school, waaw bépp a jàngale every kaay university, bépp a jàngale kaay I always do like this. Every market, bépp a marché I'm going there. su ma fay dem I'm hiding myself maa ngi nuba suma in bopp the world, si kaddu bi and the angels of God will bring me back te safe. malayka yàlla dina In ñu the indiwaat understanding, shout yaa hallelujah. jëlee dara waxal hallelujah I don't care the pressure. man faalewuma luy xew I will say what God said. man dinaa wax lu yàlla wax Because that's the only way I can be free loolu rek mooy yoon boo xam ne from dinaa the mucca wickedness in this si world. waa bon bi nga xam ne mu ngi si There àddina is wickedness in the world. bon moom mu ngi si àddina That's si why when I wake up in the morning, loolu moo tax su ma eewoo si suba I'm not going to say plus Jesus minus devil. man duma wax ne seytaane ak Yesu I'm Krista going to say what God said. man dinaa wax lu yàlla wax This is the day the Lord has made. bii bés la bi ngay xam ne yàlla ko sax I will rejoice and be glad in it. man dinaa si bànneexu That's the word of God. dinaa si kontaan That's loolu the mooy word of kaddu God. yàlla bi loolu mooy kaddu Oh, yàlla they say there is problem outside. suñ waxee ne problème mu si biti No weapon formed against me shall amul prosper. benn gànnaay bu dajaloo pour When man they gather, suñ dajaloo they will fall for my sake. daanum ngir man When they shall lift up their voice, su fekkee ne dañ ekkati seen baat I will silence them. man dinaa leen def ñu nopp When they come against me one fekkee ne way, dañ ñëw pour attaque ma si they benn will yoon run in 7 ways. nañ def si juróom ñaari yoon My going out su ma dem and my coming lu in ma ñëwee is blessed. moom dafa barke And by the time I go to the market, nu ma demee si marché bi the wicked ones will say, I can see somebody passing, leave her alone. waaye na wax ne maa ngi gis nit a ngi romb waaye bàyyi ko If you need meat, you see the other one. su na wax ne soo soxlee ndawal gis nga keneen ki fële What do you want? Manjago blood or Karonika blood? nañ wax ne yow ban deret nga bugga ma njaago nda Okay, you want a French blood. nda yow da nga bugga bloodi That one français just came down from the taxi. See that one? dinañ wax ne kele moom mu ngi doog a egg Think I'm joking? The Bible said there is an Why, arrow that Butcher? flies by day. waaye kaddu yàlla bi mu ne am na
nganaay boo xam ne daf It says there is a destruction that waits for people in the afternoon. mu ne am na yaaxute boo xam ne daf la dee xaar si bëccëg. The Bible says so. kaddu yàlla baa wax loolu. Why is it that a driver is driving car and see lion on the way and enter water? waaye di nga gis ne am na driver buy dawal moto mu dal di gis gaynde mu dugg si biir ndox. And by the time the medical people come, all of them are dead. waaye nga gis ne ñi nga xam ne ñoo leen war a dimbale su ñoo egsi fekk ñoom ñëpp dee nañ. The devil is producing meat. Seytaane moom mu ngi génnee ndawal. After all, some of them in that car are his wife. waaye nga gis ne xëj na ñeneen ñi si biir moto bi sa jabaram And lañ. some demons are married to the other ones. nga gis rab yi xëj na dañ sëy ñeneen ñi. But I am in Christ. waaye man moom maa ngi si Christ. I am in Christ. maa ngi si Christ. I am in Christ. maa ngi si Christ bi. I am in Christ. maa ngi si Christ. In Him I live. si moom lay dunda. In Him I move. si moom lay dem. In Him I have my being. si moom laa am lu ma I am untouchable. moom duñ ma laal. I am untouchable. laal man. I am untouchable. In the name of Jesus. Yesu Christ. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Amen.